asalaamaaleykum mbokk internetu enquête 221 ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di leen ñaanal jàmm tamit di ko sàkku ci yéen naan leen déwéne ci baal leen ñu àq waaye yéen tamit ngeen daal di ñuy baal àq yàlla daal di ñuy boole xéewal yu bare bare tey nag ñu ñëw fi nga xamante ne mooy Médina fekk si fii le ministre Seydou Gueye ñu naan kon ministre secrétaire général du gouvernement mu daal di organiser li nga xamante ne mooy ndogu bi nag di 5e édition ñu ñëw fi nga xamante ne mooy Médina rue 9 angle 6 buntu këram ay militant wam yëpp daal di fiy teewee mbokkam am di jàmm yeeg yëpp balaa ñuy gën a xuus dugg ci biir rek coordonnateur bi mi ngi nii. lii mooy seen 5e édition tey monsieur le ministre Seydou Gueye daal di maye li nga xamante ne mooy ndogu ñu bëggoon rek nga gën ñu xuusal yaatal ñu gën a xam. waaw ndogu bi dafa bokk ci activité de solidarité et de partage yu nga xam ne au niveau de l'Alliance pour la République Médina on a l'habitude de le faire muy Tamxarit muy Tabaski muy appui Korité lépp. On est en notre 5e édition. C'est un moment de partage et de solidarité. Chaque année, monsieur le ministre doit gratifier les militants du parti. Et au-delà des militants, il doit gratifier les Médina. Nous savons ay sopem lañ ay am di jamam lañ. Ren ñu ngi ci 5e édition bi ñu def une innovation comme mom amuloon habitude di organiser fi mu dëkk ñu ne ko ren duñu yam permanence da ngay ñëw organiser fi nga dëkk sa buntu kër bi nga xam ne foofu nga juddoo foofu nga cosaanoo loolu mooy idée wu activité bi tey. monsieur le ministre Seydou Gueye yéen waa Médina da ngeen ko bëgg a fal teg ko fi nga xamante ne mooy ci boppu mairie bi bu ko defee mu doon maire Médina mën leen a jàppale ndax gisoo leen seen bopp ci Médina. wax nga laaj bu am solo monsieur le ministre Seydou Gueye loolu mën naa nekk ndax dafa social. moom moo njëkk a nekk nit koo xam ne kii dafa ci parti APR ku social ci Médina lu ne def na ko ci Médina ñeneen ñi doog a ñëw ku fi ñëw di def rek fekk na Seydou def na bu yàgg yal na ko yàlla teg ci boppu mairie bi nag ci barke Cheikhul Khadim yal na ko fi yàlla teg ñu fekk ko te tal ko mën naa nekk de ndax Seydou ku baax la ku social la ku am yërmande ku faale ay nitam ku faale même ku bokk si moom sax Seydou yëg na la macha allah yal na ko fi yàlla teg barke Cheikhul Khadim. allahumma amiin responsable. kontaan naa trop di ñaan lii yàlla ñu war ay déwén yu bari fii daal li ñu fi war a xeeb ko parce que Seydou daal suñu Seydou àdduna la daal dañ ñaan yàlla daal lii yàlla ko yomb daal yàlla may ko mu jubóo Macky Sall mu jubóo Macky Sall yàlla gën a yokk yàlla ko yàlla mos a seytaan ak noonu kontaan nañu daal. léegi ñu leen di laaj tamit ci li nga xamante ne moom mooy mairie bi nga xamante ne monsieur le ministre Seydou Gueye bëgg na ko jël en tant que yéen ñi nga xamante ne yéen ay médinoise waaw dëkk fi nga xam ne mooy Médina yéen ngeen jël Seydou Gueye ministre ne da ngeen ko bëgg a teg ci boppu mairie bi léegi ban na nekk googu laa bëggoon rek ngeen wax ma fan ngeen ko teg. sant yàlla rek lépp ñu ko teg si cadre sant yàlla rek di ñaan yàlla li mu bëgg yàlla ko yàlla defal daal. lii la ñuy tuddee fait de l'école parce que ku xam Alliance pour la République Médina xam le ministre Seydou Gueye. xam ni ñun depuis 7 ans déjà dañuy def ay ndogu annuel parce que depuis 2014 dañ ko commencé ren su ma calculé su ma juumul ñu ngi si suñu 8e année consécutive daaw lañ ko deful ndax Covid 19 bi wax par rapport ak monsieur le ministre Seydou Gueye doomu Médina la waa Médina yi bëgg ko gis njëriñ ci moom gis générosité ci moom moo tax ñu ànd ak moom te ñun les jeunes de la Médina ñun ñoo ko xool choisir ko. gis ko taxawaayam biir Médina gis ko taxawaayam biir Sénégal mu nekk une référence nekk modèle nekk koo xamante ne bis bu ko yàlla tegee suñu à la tête de notre mairie la Médina vraiment Médina dina ci bénéficier bu baax a baax moo tax ren soo gisee dafa gën a yaatu ndax entre solidarité et partage l'excellent ministre Seydou Gueye dépasse tout le monde ici à la Médina il dépasse tout le monde ndax bi mu ko commencé du tey 2008 la ko commencé avant ñu ñëw au pouvoir depuis opposition déjà on l'a commencé loolu lañ nekk di fédéler waa Médina ren nag mu tombé année électorale dañ koy gën a yaatal. depuis 2014 Seydou Gueye moom la ñuy woowee le leader naturel de la Médina te gis ngeen ko manifestation yi nga xam ne am na weekend bi yëpp lu ci mel ni Santhiaba seen laylatul xadr bi ñu koy préparé daf ci participer mi ngi ci jàkka yi mi ngi ci association yi mi ngi ci boulangerie yi mais mi ngi ci emploi des jeunes ndax à la Médina aussi plus de 200 jeunes tey ñu ngi liggéey c'est grâce à l'excellent ministre Seydou Gueye kooku c'est un bon choix pour la Médina nekkagul maire mais mën naa ne tey l'annexe de la mairie Médina se trouve ici chez le ministre Seydou Gueye ndax soxla bu ñu ci am dañuy bàyyi maire bi dañuy bàyyi ñëpp ci Seydou Gueye la ñuy dem noonu la demee kon dama naan ndox fa mu doon taa démb ba tey soo demee da nga koy fekk tepp-tepp yi nag mi ngi nii la Médina est derrière le ministre Seydou Gueye la Médina apporte son soutien à la candidature de l'excellent ministre Seydou Gueye
moom lañ yaakaar moom lañ wóolu te incha allah dinañ ko jox mairie bi. waaw ñun comme d'habitude ñu ngi ci fichier électoral yi ubbeeguñ ko sax fonte bi suñ ko ubbee di ngeen ñu ci gis parce que ñu ngi ci transfert yi ñu ngi toppatoo aussi surtout les primo-votants parce que soo xoolee au Sénégal il y a 800 000 jeunes qui vont voter en 2024 ñooñu noonu dañ leen war a teel a jël dugal leen ci fichier électoral yi inscrire leen surtout Médina nag surtout à la Médina en tout cas les jeunes de l'Alliance pour la République Médina si sama tour si sama kaddu nous sommes soudés nous sommes unis di massifier parti bi massifier la coalition Benno Bokk Yaakaar pour que suñu demee élection locale 2022 wala 2021 ñu remporter haute la main ba pare jël l'excellent ministre Seydou Gueye doomu Médina doomu Penc Santhiaba teg ko ci biir maire bi ndax moo gën c'est le meilleur candidat c'est le meilleur profil te waneel na ko te nekkagul maire déjà. C'est vrai nous sommes très confiants Aziz xam nga lan moo koy wane 2014 bi ñu demee élection locale on est sorti avec moins de 5000 voix 2016 ñu ñëw élection référendaire ñoom 9000 voix ñu ñëw législative 2017 avec l'excellent ministre Seydou Gueye on est arrivé avec 11000 voix ñu ñëw nag élection présidentielle yi nga xam ne moom moo mujjee ñu jógee ci 11000 voix dem ba 15000 voix kon scientifiquement li ma la tegal nii wane que nii ne liggéey bi 2014 ba léegi yokku na massifié nañ ko et puis yaatal nañ parti bi moo tax on est confiant Seydou sera le maire de la Médina incha allah aux prochaines échéances locales Aziz jërëjëf jaajëf. kii doomu Penc mi la kii doomu Santhiaba la kii doomu Kusum la kii doomu Dames la kii doomu Jàppoo la kii doomu Pencum Tilène la kii doomu Guy Salane la kii doomu Njattar la kii doomu Ndakaaru la Seydou yàlla na la yàlla dimbali si li nga bëgg lépp yaa fi gën ku fi joxe suukaru koor da ko toppandoo yaa ko tàmbali Médina ku fi joxe nag da ko toppandoo yaa ko njëkk a joxe Médina ku fi joxe enveloppe bu Tabaski Korité da ko toppandoo monsieur le ministre ndax yaa ko njëkk a joxe guddal fan pire ay lébu lañu Seydou lébu borom Médina jëlal faal baange ndëpp ndey siin Malick yi gàmmu ndooy si dee bi ci ngaraaf lébu baange maa ngi koy ñaan ñëpp du gudd te du yàgg déglu leen ma rek ma wax leen bëggoon yëkkati kàddu sant sunu borom bu baax sant yàlla bu baax a baax a baax di ko wax ni ko man bi ma juddoo ba tey lépp lu ma yàlla defal neex na ma parce que fii laa doon footballé ci trottoir bii ci buntu kër gi genn wàllu trottoir bi ci laa doon mbëkk petit camp boobu xaw ma dinaa nekk ministre xaw ma ni dinaa mën a am dayoo bu ma yàlla di may woote ñu may wuy si ñi ma wuy si fii yëpp tey kontaan naa ci yéen parce que fii ngeen ma fekk fii mooy sama kër maam fii laa juddoo fii laa màggee fii laa tekkee di ñaan yàlla mu kàttanal ma bañ a fàtte samay mbokk di fi mën a dellu si samay mbokk mooy waa Médina samay mbokk mooy waa abattoir sumay mbokk mooy waa Ngaraaf sumay mbokk mooy waa Santhiaba sumay mbokk ñooy waa Jàppoo sumay mbokk ñooy Centenaire Gibraltar sumay mbokk ñooy Kaay Ousmane Diène sumay mbokk ñooy waa Médina yëpp ñooy waa Cëriñ ñooy lépp wax ji nag ñaari axe rek laa ci bëggoon a wax benn bi dafa am ñetti ñaan yu ma bëgg ñaan dénk ko waa Médina muy benn ñaareel bi ma wax leen lan moo ma wutaleeg keneen ku bëgg yor Médina parce que da ngeen di tànn il faut ngeen xam lan moo tax duma ñoom te duñu man foog ngeen xam ko ñaan yi may ñaan damay ñaan yàlla defal ñu jàmm biir Médina yàlla yóbbu ñu ci élection yu sedd
yàlla boole doomu Médina yépp ñu xam ràññee xam li xew nag mooy dafa am lu fi ne ñu bëgg lu ko gën ko ku nekk am nga ci droit dafa am lu fi ne ñu bëgg lu ko gën te mën nañu def lu ko gën xam nañu yoon bi am nañu yéene bi mën nañ ko te am nañu détermination pour def ko te incha allah dinañu wax ni lan la ñu nar moo tax ma leen di wax li ma wutaleeg ñu bare waxu maire yi la ñuy wax man waxuma waxu maire yi waxu waa Médina lay wax c'est bien de chercher la mairie mais c'est mieux de s'occuper des Médinois toppatoo nit ñi moo ma tax a jóg jëli maire yi ranguwuma ko pour ndombo tànk fi ma yàlla teg weesu naa ko dama koy rangu pour liggéeyal nit ñi jëriñ leen wutuma ko pour yokk ci dara bu koy wut pour yokk li baax li am Médina am na lu baax li fi ne dañu koy suqat am na lu fi bon lu fi ne dañu koy sempi sànni ma bëgg wax ak yéen nag parce que ragaluma li may wax dama bëgg yéen journaliste ngeen gën ko dégg tey li may wax dama bëgg wax ak yéen ci li ma nar bu ma ko yàlla dénkee ma bëgg képp koo xam ni da nga ko soxla bëgg ko nga wax ñu li nga nar mbir mi du ay affaire kii wala la de xam yoon la am xam-xam bi am pastef bi am mbooloo mi je vous ai dit je veux m'occuper des Médinois ci juróomi ponk laa leen koy wax ngeen dégg ragaluma ku jël sama idée parce que idée ma yor xam ngeen ko depuis 2014 changé wul te mooy li ñu soxla bi ci jëkk mon projet faire de la Médina une commune entrepreneuriale xam ngeen lu tax buntu kër goo gis entreprise la doomu Médina buy dox chef d'entreprise la dañ ko jàppalewul rek naka lañ ciy demee mënuloo yor commune yor ko ay diir nga yor budget boo xam ni at bu nekk jéggi na 800 millions te amuloo fonds boo xam ni da nga ko dédié jeunes yi dédié ko jigéen ñi pour suñu bëggee entreprendre 800 millions fois 6 wala 7 ñaata la ci milliards boo ko xaymaa ci 96 bi Médina moomee boppam ba léegi boo jëlee moyenne nu 500 millions par année liñ ci dugal ci budget ëpp na 15 milliards fii feeñul fenn kër gu fi rafet boroom a ko defaral boppam kër gu fi rafet boroom a ko defaral boppam ku soxla financement maire bi amul dispositif bu mu lay jox pour nga def ko faaw nga dem rangu ji programme yi président Macky Sall génne wala yu fi président Abdoulaye Wade génne woon te war nañu ko mën fii war nañu ñëw teg fonds boo xam ni ñaari dimension lay am benn bi nekk fonds de garantie pour ñu mën wax ak institution financière yi ci garantie bi jigéen ñi soxla garantie bi jeunes yi soxla pour ñu mun leen jox financement commune bi war na mën teg fonds de financement fonds de garantie commune bi war na mën teg fonds de bonification maanaam bu ñu demee di wuti koppar pour suñuy projet bu taux d'intérêt bi nekkee 5% Médina maire bi war na mën a dimbali waa Médina yam projet ba au lieu de 5% ñu teg leen 1% wala 2% parce que loolu mooy fonds de bonification bu nu ko defee accès au crédit yomb bu nu ko defee accès au financement yomb ñu lënkaloo nag ci li nga xam ne moom la fi président Macky Sall teg muy les fonds de garantie et les lignes de financement pour l'autonomisation des femmes également pour le développement jigéen ñaa ngi donc yooyu dafa bokk ci liggéey bi xale yaa ngi nii toog ñu xam Médina ay gune nekk fi yàlla def xale yu jigéen yi teel am doom seen jàng sorewul ñu yor seeni doom ñu nekk ci école yi bu ñu wàccee kenn du leen toppatoo leçon yi du mokk xam-xam bi du taaju ñu dem ba examen jot ñu def du ñu am il faut aider les jeunes
la déperdition scolaire à la Médina est inacceptable cours de vacances du ko faj li koy faj soutien scolaire moo koy faj soutien scolaire bi c'est toute l'année dinañu ñëw jël kër Papa Elimane Ndour dajale fa gune yi nga xam ni ñoo dëkk ci gox bi nekk 6e wala 5e ñu jël étudiants yoo xam ni tàkkusaan bu ne ñu jël xale yi jàngal leen toppatoo leen delloo leen ci seen i waajur ñu seetal leen seen i devoir bu ñu demee ci école yi jël premier mais loolu balaa ñu koy mën a def ñu jublu ci école yi ñu yàq fii école yi yàq nañ leen il faut que ñu defaraat école u Médina yi xam-xam pexe am na bu nu yàlla yóbboo ci loolu dinañu dem dans le cadre de la coopération décentralisée seeti réew yi ñu mën a jàppale ñu am un énorme programme de réhabilitation des établissements scolaires de la Médina seet ak ñi ñu war a déggoog ñoom ñu may ñu ndimbal ñu defaraat école yi école Médine ni mu mel ñaaw na torop école Médine ni mu mel ñaaw na école Médine muy école bi muy terrain de football bi dafa am lu mu def ci ñun li mu def ci ñun mooy dafa bokk ci éléments yi nga xam ni mooy wane sunu identité xale yaa ngi xeex terrain bi il faut que ñu bàyyi xel ni li ñu bëgg du Médina dellu ginnaaw dañu bëgg mbiri Médina nit ñi bokk ko ñu leeral ko teg ko ci table bi ñëpp xam naka la ñuy jëriñoo li ñu bokk parce que dañu nañ leen bennoo waxuñu nañ leen jox mairie bi nit ñu kennoo ko loolu du développer réew mi mairie bi suñ ko buggee yor bu rafet dañ ciy boole population yi dañ ciy boole population yi juróomeel bi nag mooy war nañ am bërëb yoo xam ni bu ñu soxlaa def lu mel nii dootuñu baare tali bi il faut que ñu am ay espace culturel et une maison du citoyen boo xam ni jigéen ñi yëngatu bu ñu fa demee fekk fa des compétences yu leen dimbali ci seen ay projet dimbali leen ci accompagnement dimbali leen ci lu ne donc projet yi mën nañ ko lim mais comme mandat juróomi at la dañuy jox nit ñi juróomi projet at bu ne ñu seet fan lañ ci toll parce que dige bor la li gën a bon mooy dige di dem rek bés bu ñu la naan yow ëpp na doy na jóge fi li nga wax defoo ci dara doyal nañu dalay bett yàlla na ci yàlla musal beneen bi nag mooy yorin bi xam ngeen luy yorin bi commune boo koy amee da nga koy bokk ak nit ñi dafa am ay instruments yoo xam ni moom la nit ñi di liggéeyee bi ci jëkk mooy li ñuy wax le budget participatif dañuy xool alal ji ñu am lan lañ ciy dolli wala naka la ñu koy defee ba ñi ci war a participer xam lan la ak ñaata la ñu ànd ci di ko doxal su manqué ñu mottali su manqué ñu wuti pexe deuxième instrument bi ñuy yoree mooy li ñuy wooye les régies de quartier maanaam boo jëlee menuisier yi nekk Médina yëpp nga agréé ci ñi nga xam ni yor nañu niveau bi su liggéey amee nga séddale leen ko te fexe ba waa abattoir am waa ngaraaf am waa cëriñ am moo gën rek nga yor sa équipe ñoom rek ñooy liggéey bu teyee sànc ba am bu subaa kaay Ousmane Diène am ñu séddale li ñu bokk ñun ñëpp ñu bokk ko teg ko ci yoon teg ko ci transparence problème bi ñu am ci maire yi du problème bu compliqué problème mu gouvernance la ak problème mu confiance entre ñu fal ak ñi leen fal loolu kese la fu mu am day am malaise day am coow yàlla mun nañ ci dimbali ñu génn ci am nañu xam-xam bi te am nañu taxawaay bi ak jikko bi yor maire jikko la xam naa mooy jikko bu baax ci nit mooy fexe ba sa moroom avancé kenn ñaanul dépendre ci nit man na ci yàlla rek laa ñaan dépendre ma ci kenn dépendre ma ci poosu kenn dépendre ma ci daraja kenn li ma bëgg mooy képp kuy ànd ak man li ma mën yàlla na ko mën te bu ma gisee yoon bi gungale ci ñu ànd noonu la ñuy àndee mais pas topp nit ñi di leen noot di leen ger wala di leen teg loo xam ni kenn du ko teg gor yàlla na nu yàlla may les moyens de la dignité yàlla na nu ko yàlla may ba duñu xool poosu kenn ñuy xool rek sunu borom ci ay pexeem ak mbaaxam loolu laa bëgg wax
di ñaan nag ngeen jàpp lenn ku leen ne Seydou Gueye lu tax mu bëgg a nekk maire nee leen ko parce que dafa bëgg a toppatoo waa Médina kese du jël maire bi pour toog ci fauteuil parce que fauteuil bu nooy yàgg naa ci toog yàlla moo ko def donc loolu taxumaa jóg li ma tax a jóg mooy xool xale yu ndaw yi jàppale leen parce que dama jàpp ni man dama rëcc lu bare mënoon na ma dal dama am ndimbal juddoo fii bokk ak ay nit màgg ak ñoom am ñii jaar yoon wala man yàlla teg ma ci yoon wi du suma ngóora te ñële it du seen yaafuus dañoo am ndimbal di sëñ Abdoulaye rekoon rek na xaw ma kii xaw ma kële ku ñu dimbali laa xam kon nag yàlla na nu yàlla dimbali loolu laa bëgg expliquer di ñaan ñëpp nag di leen wax ni li fi ne dégg leen bu baax li may wax li fi ne bu nu ko fi buggee changer dañoo war a ànd booloo te bàyyi xëccoo bi ñu ngi toog fii di wax de mais am na loo xam ne xam nañ ko ñun ñëpp yàlla pare na démb tey soog a ñëw billaahi wallaahi wa taala nañ leen ànd ak dal nañ leen joxante loxo ñu bokk yéene li ñu yéene buuxante xool asamaan jarul buuxante di leen sant souvent da ngeen may laaj sur les questions de politique locale et je refuse d'en parler wax naa ci tey dootuma ci waxaat dama bëgg ngeen dégg ko moo tax ma yëkkati kàddu jëm ak yéen ci proposition ci projet ak programme pour ngeen toog di ko gëstu di ko xool parce que looloo jar a wax fi ñu toll nii c'est pas la promotion de X, Y ou Z fi ñu toll nii c'est quel projet pour une autre Médina c'est quel projet pour de meilleures conditions de vie pour les Médinois bu ñu kenn nax li tax waxuma nag ay tali ay assainissement ay infrastructure loolu bu ci kenn nax kenn loolu état bi moo koy def te fi ñu toll nii l'état du Sénégal grâce à la décision du président Macky Sall mi ngi beesal réseau bi état du Sénégal moo koy def ce n'est pas la mairie ñu ngi koy redimensionner liggéey yi ngeen fi dégg 65 000 emplois dama ni Médina jóg leen ngeen takku ñu wuti ci il nous faut au moins 2000 emplois pour la Médina il nous faut 2000 emplois pour les jeunes de la Médina 70 milliards de financement pour les femmes il faut que tous les groupements de femmes am financement parce que li ma bëgg yàlla defal ñu ko bu ñu duggee ci programme bi bëggatuma dégg jeune bu toog Médina ni damay wut liggéey bëggatuma jigéen bu ne dama bëggul financement dama bëgg ñëpp am financement ni ñu ko amee woon ci DER bi ni ñu ko amee woon ci leneen président Macky Sall moo génne loolu APR moomu ko doomi Sénégal ko moom Médina ci Sénégal la bokk nañ leen jóg taxaw ñu ànd nañ ñëwaat ak yéen ci yeneen modalité yu ñuy wan naka lañ ciy àndee dox ko mu nekk notre objectif mu nekk notre ligne loolu dina indi tane ci biir Médina bu fi 2000 salaires duggee bu fi 500 wala 1000 projets financés foog naa ni ndawal li dina gën a yaatu te jàmm ni dina bari ci biir kër yi jigéen ñi dootuñu mere jëkkër yi dootuñu toog ci grand place yi dañuy yàkkamti teel a ñibbi parce que kër gi neex na kër gi xumb na jàmm bari na yàlla ñu may ñu def kooru jàmm gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp